et comme ni nga ko waxee comme dem nañu ba magistrat yi di démissionner des officiers supérieurs de l'armée démissionnent ñoo xamante ne dañu bokkoon ci administration yor ay secteurs sensibles yor le contrôle démissionné pour dire que ce qui se passe c'est anormal. Donc des hommes du système yi nekk ci biir système bi xalaatuñ ko woon ñoom ñooy bàyyi pour dire que lii jaar Sénégal amul yoon ñenn ñi ne amul yoon mënumaa wax sax les détails donc loolu nag c'est extrêmement dangereux. Pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de fermer notre bouche, de fermer nos oreilles. Et fi mu toll nii li ma koy waxee la contribution de chacun d'entre nous, si moindre soit-elle, est un jalon indispensable qui doit amener le changement véritable au Sénégal. Macky Sall n'est pas pour l'intérêt du Sénégal. Son système n'est pas pour l'intérêt du Sénégal. Il faut que le Sénégal change de main. ñu jox ko ñi nga xamante ne yaakaar nañ ni fi mu toll bu ñu ñëwee dinañu indi le changement véritable bu ñu jël li Macky Sall def barki démb ne sa Afrique ay maladie la Afrique ay feebar la lu tax ay feebar am fi ak ay maladie te tubaab yi di daw di ñëw tubaab yi ñun dañ leen a gën a bëgg seen bopp. Donc c'est un discours maladroit, c'est un discours de complexe, c'est un discours d'un président qui ne comprend pas les enjeux du monde et qui ne comprend pas les enjeux de l'Afrique. L'Afrique est debout et elle restera debout et il dira non à cette forme de domination bi nga xamante ne pouvoir boo ko bëgg a introduire bëgg ñu indi ci système boo xamante ne dañ naan fermez vos bouches, fermez vos oreilles, fermez votre visage ñuy def li nga xamante ne moom la ñu bëgg a def di jël réew mi takk suñuy loxo yeew suñuy tànk takk suñuy gémmiñ ngalaat ñu jébal ñu nasaraan bi li Serigne Touba doon bañ on continuera à le refuser li suñu maam El Hadji Malick Sy doon bañ on continuera à le refuser li suñu maam Limamou Laye doon bañ ba ñu déporté ko à Gorée on va continuer à le reposer li ñoom Lat Dior Alboury Ndiaye li tax tey jii mu dëkk à Dosso nekk fa nga xamante ne daf doon bañ nooteel les Sénégalais vont continuer à le refuser. Macky Sall moomu ñu xam nañu fi mu juddoo xam nañu fi mu jógee li ngay wax rek jógee de famille extrêmement pauvre ñëw jël Sénégal piétiner leen taxaw seen kaw mais Sénégalais yi mënuñu ko nangu et ça ne passera pas. Il faut que les gens se mobilisent képp ku ci nekk nag xam ne le changement ce sera lui nañu jëli suñu carte électeur yi nañu ko téye le jour ci nañu dem décider wu ne li nga xamante ne mooy am Sénégal il faut que ça s'arrête. Loolu daal mooy li nga xamante ni mooy un message que nous devons donner à l'ensemble des Sénégalais. Le combat continue nañu dem ci li nga xamante ni moom mooy lii système bi mu jeex pour que Sénégal mën a dugg ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu ëpp ayib la te loolu moo war a doon le combat des Sénégalais qui sont à l'étranger mooy le combat des Sénégalais qui sont à 1 million marche. Ça doit être le combat de tous les citoyens sénégalais. Mobilisons-nous en un seul homme pour dire, comme j'ai l'habitude de le dire, enough is enough. Situation bi dafa war a jeexe ci wala mu jeexe ci ne loolu daal saa mooy li nga xamante ni moo war a am. jërëjëf doyen ci ni nga waxee yaakaar naa ne loolu dafa loolu ci ni ma ko jàngate xam naa ne dafay laaj un rapport de force parce que comme ñoom duñ ko nangu te vraiment man gisuma ni c'est le moment pour nit ñi dem ak moom ci élection parce que dafa am ay critères yu fi tege yoo xamante ne bi mooy ni nga ko limal léegi yoo xamante ne bi maanaam barrière yow fekk jéggiwoo ko mën a dem ci élection te gis nañ ni amu ci benn bu mu ci saafara amu ci benn bi gën a rëy nag bi gën a rëy xam nga sax ay parrainage kooku maanaam segg la boo xam ne da koo teg maanaam pour jàkkaarloo ñu bëgg a jàkkaarloo mais yaakaar naa nit ki xam nga kenn ku ci nekk ñun da ngaa juddoo fi nga war a juddoo màgg fi nga war a màgg yaroo fi nga war a mën a mais yaakaar naa suñ bëggee ànd man ak yow wala ñu bëgg ànd man ak kenn yaakaar naa li ñu mën a boole mooy aw këyit maanaam li ñuy wax règlement intérieur boobu ci élection mooy lan fichier électoral mais fichier électoral boobu dañ ni 6 mois avant les élections mais leader politique bu ci nekk am nga sañ-sañ pour càmbar ko wala pour joxe ci sa xalaat mais fichier électoral boobu bu ñu demee bañ ne léegi ñun dañuy toog ni 2 semaines avant la ñuy jox fichier électoral boobu mais 2 semaines avant mais kooku kenn mënu ci def dara kooku mooy bugguma yow nga xam ci li may dox wala ci li may dox ñu taxaw fii xam nga comment il s'appelle encore l'autre le gars l'ancien ministre du PDS taxaw fii bind fi lettre ni barama y a 3 Union européenne ni bien vrai que ñëw ngeen ba def seen càmbar ci fichier électoral mais on a 3 fichiers électoraux moom la Aly Ngouille Ndiaye taxaw fii di ko weddi bët gi dem mais dina matt ak du matt mais bul jox sa loxo ñoom loolu lañ ko bëgg a def mais nit ki nag pour nga vérifier li nga doon wala li nga am ndax wér na wala wérut mais da nga ko war a génne nit ñi xam li ci nekk ci fichier liñ ci nëbb lan la man franchement moo kooku moom man lu ma gëm la waxuma ñàkk gëm ci ma ñàkk gëm parrainage mais damaa gëmul sax ni élection ñoom war nañ ko mën a taxawal jamono ji ci loo xamante ne bi maanaam juróomi mbir nga fi yoo taxaw yi juróomi mbir yoo xamante ne bi maanaam benn la ci Macky Sall jëm saafara fichier électoral bi disponible carte d'identité carte électeur yi disponible am na ci ñoo xam ne dañuy jot seen carte am na ci benn femme bu nekk Europe mais carte électeur dañ koy bind ne peut pas voter te nee na moo ma juddoo ba léegi maa ngi voter mais c'est vrai ne peut pas voter mais am na ci yoo xam ne loolu lañ ci def ne peut pas voter
mais li ñuy wax ni du lu ñuy inventé du loo xamante ne bi ay kasaaw la lu am la nit ñi nag dañoo yeewagul ci loolu pour yeewute gi pour ñu war a yeew mais gis nga affaire parrainage bi ñu leen koy jox xam nga yaa 5 rubriques yoo xamante mooy nekk ci titre bi mais am na ci rubrique boo xamante ne bi joxuñu leen ko woon ba jour ji lañ leen door a jox ni rubrique bi lii la xam nga rubrique boobu lan la mooy fi ñu def numéro carte électeur CEDEAO. exact. moi ça veut dire que ni carte électeur yi fi jàlloon yëpp benn baaxu ci léegi bi ngay mën a bi nga xamante ne bi mooy baax mooy carte électeur CEDEAO kooku dañ leen ko nëbb ba jour ji lañ ko door a xam. exact. nga jël ay prisonniers politiques tëj ci lan yow nga jël ministre de l'intérieur boo xam ne dafa far ñëpp xam nañ ne arbitre bi mais yow man ak yow grand bu ñu amee combat mais yow nga bëgg a taxaw ne ma mais booy man maay tàmm ki may arbitrel mais kooku nëdultul ma jël buuna sama doom def ko arbitre ma jël buuna sama doom def ko arbitre waaw mais loolu xel est-ce que mais damay toog ba mu yàgg ma ni mais opposition est-ce que ñoom ñi ngi xalaat mais est-ce que loolu nit mën na ci dem ci élection man moom damaa pas personnel dama cee ànd ci ñu dem ci élection ak ñu man nag ñu bari ñu nekk ci 1 million marche ak feneen fu ci mën àdduna war nga këpp ànduñ ci gisuñu élection li war am mooy Macky Sall problème yooyu da ko war a saafara ko wax ji mooy loolu ay parrainage ak yooyu du wax ji mooy ces points là doit être diligenté Macky Sall mënu ko diligenté mais il n'a qu'à dégager. absolument ñeneen ñi nekk ci yeneen parti politique yi dugg ci langue ji loolu la ñu war a taxaw ne ko carrément ni nga wax enough is enough luy jot dafa jot stop. yes loolu mooy dëgg de. kenn nit wala un groupe de personnes mun ñoo taxaw faire face à 15 millions de personnes it's not possible. it's not possible mënul ne. moo tax nit ñi aussi. kenn ku ci nekk ci ñun gis nga lii nii du toog di wax rek wala am temps pour toog di wax. nit ñi méttee kenn ku ci nekk ci ñun da ngaa war a toog am nga famille nga yee ci sa famille ndeysaan am na ci benn femme boo xamante ne bi de passage dama gis léegi fi dugg dama koy féliciter muy soxna ñaatam mais day femme bu brave boo xamante ne bi une citoyenne boo xamante ne bi loolu la nit war a def gis nga kenn ku ci nekk ñun da ngaa war a toog sax xamal leen carrément seen carte électeur bu leen ko jox kii mais yee leen pour nga xam ne li xew ci réew mi mais say mbokk say jegeñaale nga war leen a yee xam ne xew ci réew du xaalis buñ ñu jox wala dara luñ ciy def suñu xaalis bopp lañ koy defee suñu doole yi bopp lañ koy defee bien vrai que amuñu dara duñu tus ay ndongo yu xeebu lañ mais nag am nañ sañ-sañ wala am nañ yéene ci sunum réew mais foofu la nit ñi war a toll niveau de réflexion bi foofu la war a toll nit ñi dañoo war a yeew ba kenn ku ci nekk nga yee sa famille yee say jegeñaale yee say xarit xamal leen réew mi fii la toll waxuma affaire pétrole beeg affaire yi nga xamante ne bi maanaam au Sénégal da nga daan gis comme journaux yi génn da nga daan gis ñu ci daan def appel d'offre mais loolu amatul sax Sénégal mais c'est vrai. amatul yooyu amatul. man damaa yoroon sama entreprise su ma masaan a xëy li may njëkk a def mooy dem jëndi soleil wala ma jëndi benn journal gis ci fu ñu am na benn partie boo xam ne dañ ciy def appel d'offre. ak offre d'emploi ak appel d'offre. très bien mais léegi loolu anamu tey. waa léegi amatul. kii nga xam ni maanaam. marché de gré à gré. ni ko Cheikh Alassane Sall waxee démb nee na moom bu fekkoon 2e mandat la bëgg mais moom am na 2e mandat pare parce que moom moo ne woon 5 ans lay def na 5 ans yi xam ne dafa tële dafa lajj léegi mu dolliwaat yeneen 2 ans léegi kay xanaa kay 3e mandat la bëgg a laaj. yes. mais 3e mandat boobu mooy maanaam Macky Sall dafa. ça c'est xam nga sëñ Saal de passage comme niñ ko xam naa ni effectivement ni ko Babacar waxee partagé leen vidéo bi daneen partagé comme Assane Diouf langage yu Assane Diouf partagé leen vidéo yi daneen partagé vidéo yi pour que àdduna wër nga këpp mën a xam li ñuy wax wala xam tolluwaayu réew mi fi mu toll loolu lañ bëgg kenn ku ci nekk mën a yeewu mën a xam fi nga xam ne fi la réew mi toll nañuy partagé vidéo yi di ànd ci li nga xamante ni mooy liggéey li am solo nag ba am solo mooy annonce yi nga xam ne mën na fi am yaakaar naa ni Sonko war na ñëw fii à Cincinnati vendredi. il sera le vendredi. avant vendredi. voilà livre baa ngi. il sera le vendredi Sonko. c'est que boo gisee sa esprit d'ouverture macha allah li tax ma naw la ci mooy bala ngay wax dara wala bala ngay def ci dara di nga jàngat bien vrai que amoo benn relation ak Ousmane Sonko mais son représentant jox la livre bi nga fexe ba wut livre bi
maanaam di ko jàngat pour xam nit ki personnage yu nit ki lan la pour mën a riit son mind mën a xam lan moo nekk ci xelam ak xalaatam loolu aussi loolu dafa am solo ci nit ki dafa am solo parce que nit ki bala ngay mën a wax ci moom wala bala ngay def dara xoolal li nga xamante ne wala déglu li nga xam ne moom lay wax te bu ci am xaar ma yàlla xam seedeel ko ay baaxam li nga xam ne c'est à rectifier nga xamal ko ni lii c'est à rectifier mais yaakaar naa àdduna yaakaar naa noonu lay doxee xam naa ne bala ñuy dugal Moussa ma bàyyi la ba xam ban jàngat nga mën a def wala ma jéem a woo Moussa ba xam moom xam nga sëñ Saliou waaw dañoo jàng ci li nga xamante ni moom la ñu xam akas néew ci politique mais man damaa gëm lenn gëm naa ne boo xoolee histoire politique u Sénégal ñi nga xamante ne dañoo indi seen gis-gis mais dañoo bëgg a changer société bi. annoncé naa ko rek xaaral doyen bu fekkee kii nga Moussa mi ngi ci line bi ma bàyyi la nga bàyyi ko mu dugg bàyyi ko mu dugg mun nga ko dugal àggalal grand mun nga ko dugal c'est la même chose. allo Moussa ok I'm here Moussa yaa ngi ci biir live bi comme ni ma ko waxee Moussa Sall c'est le représentant de Ousmane Sonko fii à Cincinnati comme ni ñu koy waxee rek live bi ñëpp lañ fi dalal amul ku ñuy boddi wala amul koo xamante ni ñu fi dalaloon Mamadou Diop Decroix dalal fi keneen ak keneen parti yëpp fi am amul benn parti boo xam ne dinañ ci am xarma yàlla ak yow wala dinañ ci am benn kii benn kii ak kenn si bien que képp koo xamante ne bi bëgg nga ñëw wala bëgg nga dugg si ci xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex wala li nga xamante ne bi Sénégal rek moo la ñor vraiment tu es la bienvenue kon ci biir loolu ci la waaw Moussa ci biir loolu ci la ñuy dalale Moussa Sall bi nga xam ne mooy le représentant de Aliou Sonko fii Ousmane Sonko fii à Cincinnati mooy comme ni ma ko waxee rek nga xam ni c'est un phénomène de l'arène politique actuellement kenn natabletu ko ñu bàyyi Moussa mu def sa présentation ci ñëw bi nga xam ni Ousmane Sonko war na ko ñëw fii à Cincinnati Moussa yaa ngi ci live bi en direct ci live bi. ok Saliou jërëjëf merci Saliou merci Birane ci accès bi ngeen ma bàyyi ci seen live je pense que seen live bi déglu naa ko sànq c'est très important pour suñu démocratie Sénégal. le volume est bon. grand volume bi baax na. ba maa ngi lay dégg yes non ok go ahead Moussa. c'est bon. je pense que di leen remercier rek ci accès bi ngeen ma def seen live bi quoi. déglu naa ko sànq je pense que seen live bi am na importance ci démocratie Sénégal. bu ñu bëri doon def live yu mel ni nit ñi di wax seen soxla nit ñi xam que politiciens yi nekk Sénégal lan lañ nekk ci réew ma ressources yi jël di ko yàq ñu waroon ko jël tabax ci hôpital defuñu ko ñu koy defar seen këru bopp ñu waroon jël xaalis yi tabax ci ay école defuñu ko ñu ciy yokk jënde ay tool donc yooyu yëpp moo tax Sénégal mënu avancer parce que Sénégal bu nit ñi jëloon seen xaalisu réew mi def ko ci hôpital yi ñu def ko ci école yi kon Sénégal instant ni avancé na wante nag dafa am ñoo xamante ni ngeen baal ma àq dañoo am jikkoy baadool day jël loo xam ñëpp dañ koo bokk ñoom ñu foogoon ñoom rek ñoo ko moom tabax ci kër gu weex tàll maison blanche ci quartier boo xamante ni ñëpp a nekk kenn mënul sa bopp dara te fukki juróomi at ci gannaaw mënul dara effectivement nekk frère président tax nga jël alalu Sénégal gépp ba fee nekk pétrolier ba fee nekk banquier la nee na tey aviation waaw compagnie aviation lu ne nga bokk fee nekk ci 5 ans xam ngeen loolu dafa sax yéelawul maanaa te loolu mag yi dafa waroon rus Sénégalais yi sax waroon na sax rus Sénégalais yi def loo mel noonu parce que bi muy jël réew mi Abdoulaye Wade dafay nekkoon doomam nekk fi ñu gis doole ji doomam amoon moom mu promettre Sénégalais yi yëpp la patrie avant kii ni koy wax di waay la patrie avant le patrie avant le non xaaral mais ñëwee Sénégal gis ngeen lim def Moussa le patrie avant la patrie Moussa inversé Moussa mu ne une république nouvelle une république des valeurs une gestion sobre et vertueuse waaw thank you Saliou gis nga yooyu moo xool promettre woon Sénégalais yëpp je pense que ay naxe la woon rek parce que Macky moom daf ne nañu wax de dëgg mais dafa trahir Sénégalais effectivement choisir d'être un traître waaw
te Sénégal benn affaire moom ci gën a metti boo leen remarqué lan moo tax Sénégal mënul avancer avant mooy ñëw ci affaire Ousmane Sonko mooy que ni remarqué leen hôpital yi nga xamante ni ñoom ñoo koy tabax. ñoom duñ ko fréquenté ñoom buñ feebaree fan la ñuy dem. clinique wallahi Franck. wallahi. bu ñu fan la ñuy dem. wallahi ñu accoucher si bi wala ñu dem wala faneen wala Canada fa ñuy dem accoucher Sénégal sax lépp xeet nañ ko léegi. effectivement. waaw léegi nga xool beneen affaire bu fekkee jàng ñoom ñooy système éducatif bi ñoom ñoo ko yore. bu seen doom yi amee bac fu ñuy dem. bu ko sax bac bu ñuy jàng sax ñoom Europe lay dem Amérique. fii Canada lay dem jàng ji. donc ñoom boo seetloo système bi ñuy defar Sénégal yëpp du pour ñoom c'est pour les pauvres. effectivement donc ñooñu bu ñu la gëmloo ni comme carrément yow yaa ma tax a jóg waxuñu la dëgg. xam loolu moo leen tax a jóg pour tolluwaat nguuru. waaw nguuru nag moo leen tax a jóg. waaw ñun nag waa Pastef. at Saliou at audience am ñu nekk une opposition bi. ñun ñëpp liñ bëgg rek mooy jëlee fa loolu. waaw jëlee fa Sénégal boo xam ñun ñëpp ñoo koy bokk. ñun ñu ne fii nag bitim réew mën nañu suñu bopp mën comme Saliou bu la neexoon nga ne man sama yoon nekk Sénégal. effectivement. waaw man xam naa la am nga loo yore sa bopp. effectivement. nekk ministre taxulaa jóg bëgg nga nekk député taxulaa jóg. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. Sénégal moo leen tax a man businessman laa man opérateur économique laa man du ma. man kay xam naa loolu yow ak sa morom li ngay gagné moo ëpp di député Sénégal gagné ministre bu honnête li ngay gagné moo ko ëpp mën nga am lu ko ëpp. waaw donc li leen tax a jóg rek mooy Sénégal changé ñëpp gis fa seen bopp mu nekk Sénégal boo xamante ni du ñi nga xamante ne rek quelques personnes ñooy ñëpp dañuy liggéey baadoo dañuy liggéey ay quelques personnes di ko dundee loolu lañ bëgg mu jeex Sénégal. golo di bay baabi di dundee. waaw mi ngi ñun nag waa Pastef comme nag Saliou ak ñeneen ñi opposition ci loolu lañ nekk. effectivement waaw ñi ciy profité wàll nag aussi di leen yëgal comme quoi que Ousmane Sonko dafa war a ñëw vendredi bii di ñëw incha allah. à 6h30. ok waaw képp koo xamante ne bëgg nga assister dinañ envoyé adresse bi nga gis ko. effectivement. léegi aussi loo ci bëgg a xam mën ngeen ma téléphoné 513 728 0990 Moussa. waaw kon daal yéen a ko déggandoo gars yi Sonko dina fi nekk vendredi à 6h30. mais est-ce que am nga comme benn programme ci voyage bi muy def au niveau des États-Unis pour ñu nekk ci pare mën a xam aussi wala en Europe wala fenn. ok loolu mën nañ leen ko envoyé je pense que mën naa ci wax bu gaaw rek. mën naa cee wax. jeudi lay ñëw New York. ok waaw jeudi soir dina visiter foofu New York. ok vendredi mu ñëw Cincinnati. ok incha allah aussi vendredi bëgg nañoo julli ji fële ci jàkki Mouride. kër Cheikh Ahmad Bamba gi. incha allah. fa lañ bëgg jullee vendredi at moom. ok buñ fa jógee daal di ca ngoon gi nag lañuy def salle bi bu ñuy defee conférence bi. ok bu paree vendredi samedi dafay delluwaat New York. ok waaw samedi fa la war a defee conférence bu mag New York. ok bu fa jógee dimanche mu dem Canada toog dimanche Canada lundi mardi ba mercredi mu jógee mu ñibbi Sénégal. ah mais loolu laa wax ma ne Cincinnati daal ñun am nañ loo xam ne xamuñu ko quoi. mais Cincinnati ñun li ñu am macha allah da ngay gis ni lu dugg États-Unis vraiment da ngay gis ni à part New York point cible bi Cincinnati lay doon. kon waa Cincinnati war nañoo gën a mën a dollee suñu bopp wala gën a mën a góorgóorlu suñu bopp. bu fekkee waaw ñun nag ñun comité d'organisation sérieusement beral nañu loxo parce que 3 jours rek lañ amoon pour US. effectivement. waaw buy jeudi ba vendredi samedi donc ils ont choisi comme Ohio dafa bari ay Pastef members. ñu ni nañ ñëw Cincinnati. effectivement te Cincinnati bi si dafa bari ay Sénégalais yu fi nekk je pense après New York mën naa ne. Sénégalais boo boolee Columbus ak Cincinnati moom. non ginnaaw New York. Ohio mooy au niveau des États-Unis Ohio mooy zone bi ëpp ay Sénégalais. mais loolu aussi liggéey moo koy maye parce que bu ngeen liggéeytoon lu def la promotion de Ousmane Sonko fii à Ohio yaakaaruma ni di ngeen fi am reconnaissance boobu kon seen taxawaay yéen it vraiment c'est à magnifier yow. di la doolee jaajëfal di la doolee encourager aussi ni xam ni loolu ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor. mais dans la main ñu xeex bi te suñu borom mën nañoo dimbale. di leen wax félicitation xam naa man nag vendredi bi ci ngoon gi damaa war a gont. mais ci suba gi lu may mën di def danaa avant julli jumaa ji dinaa jéem a ñëw gisanteeg yéen saafante parce que vraiment nit ki su la yëgee ba jox la invitation moom vraiment xam naa ne bu may ñëw danaa la indaale sama doyen bu ko defee mu toog foofu def ni li ak yéen vendredi bi du liggéey mais mu yes je vais te représenter 10 personnes yow moo la war a représenter 10 personnes il faut que il me 10 personnes amul benn problème maa ko jox invitation personnelle bu ko ci boole amul benn problème ñu seree inchallah ñu seree ok Moussa
kooku mooy Moussa Sall mooy le représentant de Ousmane Sonko fii Cincinnati vraiment nga xam ne kon ñoom def nañ liggéey ba mu solo ndax bu fekkee dafay ñëw jeudi New York fanaan New York xëy ñëw Cincinnati ça veut dire que ne cible bi Cincinnati la kon Cincinnati am na loo xamante ne bii dem na ba àgg foo xam ne sax xëy na ñun xamuñu ko moo tax ñu war a gën a mën a doolee góorgóorlu suñu bopp comme ni ñu ko defee nag noonu lañ ko defee parti politique yëpp amuñu xaar ma yàlla kenn ku fi ñëw dinañ la dalal te fu ñu ci woo dañeen fa dem waxtaan fe mais mbubb mi ñu sol mooy mbubbu Sénégal xamal leen ne lii mooy Sénégal fii la Sénégal toll. grand xam naa bu fekkee amul beneen annonce booy def wala amul keneen ku bëgg a participer ci live bi ñu bàyyi la nga tëj leneen beneen annonce bi ma bëgg a def aussi wax dëgg yàlla comme day nit koo xamante bi naw naa ko lool ci principe am muy Mamadou Diop Decroix aussi mi ngi ci yoonam pour dem Mbàkke sama dëkk sama gox pour def une semaine boo xamante ne bi moom ci implantation ak massification bi ak maanaam informer ak sensibiliser communauté bi moo ko yóbbu foofu kon mi ngi koy def weekend bi mi ngi koy semaine bi mi ngi koy def Mbàkke di xamal ñi dëkk zone boobu ñëpp ñu bëgg def rencontre ak moom aussi ngir yaatal parti moom it pour muy ànd jëf PADS inauguré fa permanence ak yooyu yëpp léegi wax dëgg yàlla alhamdulilah sant yàlla ginnaaw demee ba loolu taxaw fa loolu lépp mën fa am doole sant yàlla xam naa dinaa woo sëñ Cheikh Niang moom it bu ko defee bu fekkee mën na def benn annonce ci loolu mu dugg grand xam naa entre temps ma bàyyi la nga développé bu ko defee ñu jéem a xool jël nañ sa temps vraiment yàgg na ñu jéem la bàyyi nga tëj xam naa ne coono beeg yooyu yëpp mi ngi commencé ñëw ñu bàyyi la nga tëj. waaw léegi amul problème li ñuy tëje rek mooy li ma jëkke woon moom laay mujje di la wax ne la ñi ngi yeesal sunu njaal ci sunu maam ji nga xamante ne moo wàcc liggéey muy maam Bu Kunta Xalifu Njaasaan ñoo ngi yeesal ñi nga xamante ne ñoom la ñu bokkal l'islam ak sénégalais yi perte nañu koo xamante ne ku rëy la ci diine l'islam peut-être di tëje rek ne daal li may wax rek la participation de chacun d'entre nous, si moindre soit-elle, est extrêmement important pour les changements à venir. Il faut qu'on se mobilise et qu'on soit comme un seul homme et que l'objectif soit unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que le Sénégal change de main et entre dans des mains qui seront vraiment là pour protéger les intérêts des Sénégalais et non les intérêts d'une élite ou d'une catégorie d'étrangers. Donc, loolu mooy ndam yàlla daal ba Sénégal daal li nga xamante ni mooy combat yi nga xamante ni mooy ñëw mu doon réew moo xamante ni dina changer ay loxo sénégalais bu nekk nag ak ci foofu catégorie sociale boo mën a bokk rek du petit sénégalais jusqu'à ki nekk ci kaw nga mën a gis ci bopp ci système bi nga xamante ni mooy am ci Sénégal après 2019 et c'est possible. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre. Le Sénégal est un pays extrêmement riche. Le Sénégal est un pays boo xamante ni moo waroon a doon l'Eldorado de l'Afrique. Sénégal doonoon na pays boo xamante ni aujourd'hui sénégalais bu nekk war na ci gis boppam te loolu gisuñu ko ci te li ñu ko teg rek mooy les régimes politiques yi nga xamante ni moom la ñuy teg nekk luñ fi askan wi seen bopp lañ fi nekkal. ñu ngi ñaan yàlla ci kattanam ci ak ci kattanu Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni moom la ñuy yaakaar te mu nekk suñu xol ñun yàlla nañu yàlla indil changement ba nguur gi jóge fi ngir bu wóor toog fi ki nga xamante ni mooy défendre intérêt sénégalais nga xamante sénégalais bu nekk na ci seen bopp loolu daal mooy li nga xamante ni mooy suñu yaakaar ñoo ngi koy ñaan nag di ko dogu ci Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ni gëm nañ ko wóolu nañ ko yaakaar nañ ko yàlla na changement am Sénégal mu dugg ci ay loxo yoo xamante ne mooy loxo yi gën ci ñëpp gën ci ñi sonn gën ci ñi nga xamante ne ñoo nekk fépp yàlla na ko yàlla def ci kattanu sunu borom ak ci Mohammed ak Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla changé réew mi ci direction bu baax. jërëjëf grand di la doole jaajëfal ci sa ñàkk ci ñaan ak ci sa teewlu di ñaan suñu borom yokk xam-xam bi yokk fan wi yokk wér gi yokk disponibilité bi wax vraiment un citoyen bi nga xamante ne bii lii du fii rek lañ koy defee citoyen la boo xam ne fépp fu ñu ko woo pour Sénégal maa ngi fay toog di fa àddu di fa wax di fa yee nit ñi ndax ci dalam ci suufeem ak ci rafet xalaatam di la ci doole jaajëfal di la ci doole remercier ci sa disponibilité ak lépp comme ni nga ko waxee rek fi nga tëjee foofu laay mujjee yaakaar naa ni Sénégal doonatul réew mu ndóol Afrique sax laay wax doonatul réew mu ndóol parce que ñoom nasaraan suñu demee ba xam ni l'avenir du monde c'est l'Afrique kon Macky Sall su demee bay toog di wax li tey c'est contradictoire loolu nag mooy li may baaxoo wax rek le développement de l'Afrique ne pourra se faire que par les Africains les panafricains yi dañoo war a xool ñi nga xam ne c'est des panafricains ñoo xamante ne bi ñoo am xel meeg xalaat bi ñu jox leen li nga xamante ne bi mooy Afrique am na ci bari yoo xamante ne bi dañ ko war a dépasser am na éco yu bari yoo xam ne dañ ko war a dindi suñu bopp te boo li may wax unité bi boole xel yeeg xalaat yi maanaam kon na ku ci nekk ñun fàttali say égo diggante ak sa morom fàtte parti politique bu fekk ni fii laa bokk fàttali leen parce que loolu dafa yàgg Sénégal bu demee ba naan le pays de la teranga am na lu tax
maanaam boo xoolee cette communion là qui existe entre musulman bi sax ak chrétien bi nga xam ni maanaam am nañ base boo xamante ne bi wax dëgg yàlla buñ ca tagaw delluwaat ci rek Sénégal mën na am lu bari nga xool tarixa yi ni ñu dugalantee nga xam ni kon vraiment am na ci lu bari loo xamante ne bi war nañ ko mën a taxawal war nañ ko mën a def maanaam li ci am solo nag mooy ñàkk ge li ñuy wax gëm sa bopp bi moo tax de passage dama ciy féliciter aussi livre mooy kii boobu Mamadou Diop Decroix def am na ci benn son programme de kii gëm sa bopp yoon gëm sa bopp en même temps bi Bougane Gueye daani moom ñëw indi loolu gëm sa bopp googu foofu la Sénégal toll te foofu lañ toll te foofu loolu la ñu war a def toll loolu la ñu war a doxee nit ki da ngay gëm sa bopp xam li nga doon xam li nga bëgg xam fi nga jëm maanaam nit ki kenn du ko bañ mais ay definam la ñuy bañ Macky Sall ñëpp dañoo amoon ci moom yaakaar parce que yaakaaroon ne koo xamante ne bi dafa judd après les indépendances li nga am lépp teraange bi nga am yëpp Sénégal jox la ko yaakaaroon ni ku gënoon président yi gënoon a mën a réussir ci àdduna wërngal këpp ci la doon te maanaam dafa amoon chance boo xamante ne bi da ko amoon te maanaam lam doon laaj réew mi wala slogan ya muy waxoon bu ca yamoon doxe ko noonu wax dëgg yàlla kon Macky Sall kenn du ko raw te Sénégal kenn du ko raw mais nag toll nañ foo xamante ne comme maanaam li Olof Ndiaye di wax nii su ndox tuuroo an bàq des loolu damay wax ni souvent tamit wax ju yàqu la boo amee bàq doo am ndox xanaa kay li fi def mooy jéem a rooti waat mais bu ñu sonn bu ñu tàyyi il ne faut jamais se décourager il ne faut jamais avoir peur bul am mukk lenn loo xamante ne benn objectif nga changer sa point focal ni objectif bi laa am dem ba mu dëgg ba ci yëmu jamono ngay changer say objectif wala ngay changer loolu soo ko defee da ngay échec li fi mat a wax lépp ak li fi jot a xam lépp lu ci bari tënk nañ ko fii noonu lañ koy defee chaque dimanche li ñu ko tax ñu di ko def nag mooy yéen nit ñi xamal leen fi nga xam ne tolluwaay bi nga xam ne fi la réew mi toll ak li nga xamante ne moom lañ war a def ak li nga xamante ne fi la nit ñi war a jaar pour li nga xam ne moom lañ toll ci tolluwaay bi ñu war faa jaar si bien que donc xam naa ni foofu la ñuy tëjee bàyyi nit ñi ba dimanche prochain jéem a jël xel yeeg xalaat yi di déglu seen i question di déglu seen i référence di jëlee jaajëfal ñëpp ci seen teewaay ak seen engagement ak temps bi ngeen jël pour jox ko live bi nga xam ne seen citoyenneté seen réew rek moo ko jar amul leen lu leen ko jaral kon vraiment doyen mention spéciale à toi di la doole jaajëfal di la doole xam ne aussi ñi ngi gën a yaatal ñi ngi waaj pour yaatal mbir mi parce que ñi ngi jéem a xool naka la ñuy def pour am une radio communautaire fii au niveau de Cincinnati si bien que dina gën a tax live bi ma gën a mën a yaatu mu ngi am 7 jours de la semaine yoo xamante ne bi yéen am suñ foo xamante ne bi heure bu ñu bëggee émettre fa la ñuy émettre lu xew fu ñu ko bëggee wax foofu la ñu koy wax mais parti politique yeeg këru diine yi ku nekk di nga am sa part time pour boo ci bëggee ñëw ci rajo bi pour bëggee def accès ci rajo bi xam naa daal loolu annonce boobu laay tëjee di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain yàlla nañ suñu borom defal tawfeex may ñu fekk ko te li nga xamante ne bi mooy suñu jàngoroy xol di tolluwaayu réew mi suñu borom saafaraat ñu ko ba delluwaat ñu réew mi ci suñu ci loxo yoo xamante ne bi maanaam kenn du wopp kenn du feebar kenn du faatu kenn du def leen te suñu borom dimbalañ ci defañ ci tawfeex di nuyu ñi nga xamante ne bi ñëpp aussi ñoo teew ci live bi xam naa damay bàyyi doyen bi comme ñooñu nga doon wax sa camarade yi di nuyu Mamadou Thiongaan di nuyu vraiment Iba Diaw Khadim Sakho seen participation ci live bi di nuyu Moutala Sougou Bas laay Mokhtar ñu ngi lay dolli ziar xam naa di bàyyi doyen bi mu nuyu ñi nga xamante ne bi vraiment teewaloon ñoom fi xam nga maa di jeeju Iba Diaw ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dolli jaajëfal di leen wax ne leen nii la nañuy partager live yi bu ko defee nu muy gën di mën di yaatoo rek ñuy gën a mën a am suñ pouvoir de réussite ci li nga xam ne ci lañ jëm di gën di yokk doyen ma bàyyi la nga tëj. waaw sëñ Saliou kon li nga ko waxee rek ñoo ngi nuyu suñu gars yi leen sargal di ñaan yàlla ñu yàlla may jàmm àddina ak alaxira barke diine l'islam barke yeneen tedd ba barke Cheikhul Ahmadou Bamba Khadimu Rasul suñu wasila ñoo ngi ñaan nag ñi nga xamante ni samay xarit lañu ñi nga xamante ni bu ma leen gëj a gis ak léegi ëpp na 20 ans xamante ni ñooy génération man ak ñoom Talla Sylla ak gars yi nga xamante ni moom laa gis léegi muy Tamsir Faye nga xamante ni nous avons fait la coordination des étudiants de Dakar dans les années 88 nga xamante ni temps yooyu pouvoir Abdou Diouf lu nekk proposé nañ ko ku bëgg a dugg magistrature fii day di wax ak yéen ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy Chérif Watt ñi nga xamante ni ñu nekk France sama xarit yi nga xam ne dañu installé wu France je les ai perdus de vue depuis plus de 20 ans gisatuma leen ñoom ñëpp nag maa ngi leen di sargal ñoom Iba Diaw gars yi nga xamante ne xam naa leen ñoom ñëpp nous avons partagé une grande partie de notre vie à combattre et à défendre les intérêts des étudiants yi ñu nekk ba nga xamante ne defoon nañ ci liggéey bu am solo ci moment yoo xamante ni moment yu am important ñoom ñëpp maa ngi leen di sargal ce direct là gis seen compte
ça me fait énormément plaisir et ça va au fond de mon cœur maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen ngi ñu doon seetaan di leen jox xam naa rendez-vous ba dimanche prochain rek sëñ Saliou ñu ñëwaat ci beneen direct incha allah. jërëjëf doyen xam naa ne kon mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo xam naa ba dimanche prochain incha allah ñu jéem a dellusiwaat rek jéem a càmbar li nga xam ne mooy tolluwaay rek ba fi nga xamante ne bii fi lañ jëm kon mbokk yi ñu def noonu ba dimanche prochain incha allah jërëjëf. ñu bàyyi déglu morceau Youssou Ndour boobu en attendant. Boy daw dangi te man dama di daaw parce que di jëkkan ba xartu bi sa kenn dugul woon Porque yo solo le cambi cogete Sotole dimbali ci jaam ñi Sadole du coge Sadole du coge Gaay doole sax wóorul kenn xamul foo jaay doon sax Yeah.